jërëjëf. merci ci ànd beeg ñun ñu gërëm bu baax Georges Déthié Diop ci wàllu réalisation bi Mamadou Sy Albert d'abord xar kanam gu bees ki ñu ko waxee cette nouvelle configuration bu géopolitique bu Sénégal d'abord ban jàngat nga ci am rapidement laata ñuy ñëw ci li nga xamante ne nag moo nar a doon njeexite yi ci fànn bu ci ne nag. waaw mu ngi changé daal am nañu lu wóor tey ji après dialogue bi. ñoom ñëpp wuyu nañu président def nañu dialogue bi pare na mais tey ji daal am na processus de recomposition. Macky Sall mu ngi fexe pour yaatal gouvernement bi pour yaatal majorité présidentielle. Opposition bi aussi mu ngi repositionné am na ñi nga xam ne jóge nañu opposition ñu ngi dem ci camp présidentiel. am na ci biir opposition bi dafa am ñaari pôle. am na benn pôle bi nga xam ne daal yaakaaruñu dara ci camp présidentiel bi ñu ngi del ci opposition radicale. diggante ñaar yi am na nag ñi nga xam ne ñu ngi seet yoon fan la ñuy féete est-ce que dañu nekk li ñuy wax opposition modérée. nekk ñu ci radical bi bokkuñu ci gouvernement bi. defe naa daal am na en tout cas processus bu bees buy wone ne que ñu ngi préparer. élection locale ñu ngi préparer législative ñu ngi préparer présidentielle. modéré gi tam lu ñu nangu la ci politique stratégie la wala ak ŋaarale la. non stratégie la. stratégie la. c'est-à-dire que sénégalais yi. oui am nañu culture politique. am na ñi nga xam ne ci seen culture nangu nañu nguur am. nangu nañu kuy bañ. nangu nañu ki nga xam ne aussi ne man bokkuma ci benn doxalin. mooy nguur bi bokkuma ci doxalin radical bi bokkuma ci. ok. ñi nga xam ne daal dañu teel téye seen bopp di xeex mais respecter kii am na droit nekk gouverner kii am na droit nekk radical. mais opinion bi surtout moo tax mu am modéré. ça soo xoolee en général en tout cas depuis 63 ba tey ji opposition radicale musul jël nguur. ci Sénégal. donc loolu lu muy firnde mooy que modéré yi ñoom ñooy toujours tax kenn gagné. suñu faral ki nga xam ne daal yem na. moom mooy gagné. ok ñooy les faiseurs de roi. les faiseurs de roi voilà exactement. très bien ñu waxtaanee benn pôle bi Macky Sall Idrissa Seck dajewaat gi am na est-ce que ci wàllu calcul politique mënees na koo waxee ni ko benn kilifa APR waxee que ni presque c'est arithmétique maanaam li Macky Sall amoon ci présidentielle bu ñu ko booleeg bu Idrissa Seck rek roppi gaañi loolu noonee la war a demee. déedéet bokkul. bokkul Macky wuutiwul suffrage Idrissa Seck. fi mu nekk ni defe naa lu gën a jàmp ci président de la république mooy mu am majorité bu bees. Macky majorité bu bees lay bëgg. dafay dem seeti ñi nga xam ne ñu ngi woon ci opposition bi muy dooleel camp présidentiel bi. bon loolu lu muy firnde mooy que xam na ne mu ngi jëm ci élection locale par exemple. Macky Sall warul perdre élection locale. mu ngi ci deuxième mandat. mu ngi ci par exemple grand projet Macky Sall tey jii mooy décentralisation. su perte locale yi. c'est certain que décentralisation bi du dem ni mu ko yaakaare. politique publique aussi du dem ni mu ko yaakaare. donc am Idrissa Seck nga gagné élection locale loolu day conforter Macky Sall. donc am na stratégie bi nga xam ne tey jii mënul dem ci élection locale fekk amul ki nga xam ne yaakaar ne dina gagné mu gérer territoire yi. soo xoolee même politique publique yi tey jii dans les 3 ans là lépp ci territoire yi lay nar a dem. donc Macky Sall dafa changer stratégie am.
nekkatul ci stratégie pour kon gérer. moom gis-gisam moo gën a jege bi ñi naan 2024 ndeke kon ci local yi xat déjà fa la xeex bi. mais su perte local yi day perte lu bari. mu ngi ci deuxième mandat. oui mu ngi ci par exemple Covid bi. yaa ngi naan deuxième rek waxoo second donc yow dàquloo éventualité d'un troisième. non dàquma ko. parce que base troisième mandat bi mu ngi dépendre ci local yi. su téye nguur gi tey ji xam na téye na nguur gi am na Idrissa Seck ci conseil économique et social. gouvernement bi duggal na ci Idrissa Seck. Aïssata Tall ak ñeneen. bon loolu nguur gi am na stabilité Macky xam na ne moom mooy gérer état bi tey ji. lu ko manqué mooy base bi. boo xoolee sax problème yu gën a ngan depuis 2019 ba tey ji mooy problème suuf. mooy problème école. mooy problème santé. donc problème yooyu yëpp problème de base. donc territoire bi su ko perdee élection locale yi Macky Sall du amati base territoriale. donc nguur gi il faut mu xam ne moom xam na. xam na tey ji déstabilisation deuxième mandat bi ci base bi rek la mën a jóge ci commune yi. donc am Idrissa Seck am Aïssata Tall Sall boo xoolee sax ñi mu dugg Omar Sarr. ñooñu ñëpp dañu am base locale. locale ok. ñu waxtaanee Mamadou Sy Albert opposition bi maintenant ak ëllëgëm gis nañu xaat ay tibbante tànk ci ñenn ñi am na sax ñu ne xëy na président Sall tas na leen ci waxin yow opposition bi naka nga ko gisee seen taxawaay. non dafa gën a opposition bi defe naa daal dañu faible trop. waaw parce que bu ñu génnee ci élection présidentielle. opposition bi ne ñu nanguñu élection bi nangul président ni ñu ko élire jaarul yoon. nga dem wuyu dialogue politique. te amul benn caution. da nga dem wuyu de manière dispersée ku nekk dafa dem ànd ak xalaatam. fi mu mujj tey ji Macky Sall am na conclusion mais am na fu mu téye mais opposition bi téyul dara. Macky mu ngi déroulé programme am. mais opposition bi amul benn programme. maintenant du woon yomb ci ñu bari ci ñoom ci réew moo xam ni politique bi duñ la ba nga dem ak sa sago di nga gis kilifa gu la woo kilifa diine il faut le dire comme tel bu la woo ñaan la di nga gis keneen koo rusee nen ni est-ce que ci rythme boobu dina yomb ñu politique fii ak aqulaay taala wala dañuy bàyyi ses forces pour ne pas dire lobby ñu peser ci balance bi. waaw loolu moom sëñ Assane question bu xaw a difficile la. tey jii ci li ma gis daal depuis que Macky Sall ñëw ci nguur gi. pouvoir religieux dafa am influence. soo xoolee présidentielle bi tension bi bu fi amoon pouvoir religieux bi moo ko réguler. bon Idriss Seck dem na ba wax bi mu demee Touba que day dem remercier xalif général bi. xalif général bi ne li ma la waxoon def nga ko. bon am na aussi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi woon ñu Macky Sall mu ngi dégg bu baax a baax muy Tivaouane muy Touba. donc pouvoir religieux dafa gën a am influence maintenant influence bi dafa mel ni ñoom am na sax ñu soutenir Macky Sall ci présidentielle bi. donc loolu Macky delloo la ne njukkal. bon opposition bi aussi soo gisee. parti politique ku mel ni PDS ku mel ni Rewmi ku mel ni l'opposition de gauche kenn deful benn manifestation bi ñu élire Macky Sall 2019. c'est que pouvoir religieux bi dafa am influence même ci opposition bi. loolu lu muy firnde mooy que en tout cas ñuy dem ci période bi nga xam ne pouvoir religieux dina nekk distant. du ñu dugg ci affaire politique. mais régulation sociale bi moo tax opposition bi defe naa amuñu population bi parce que xam nañu ni. pouvoir religieux bi moo gën a jege population bi. très bien
laaj bu mujj bi Mamadou Sy Albert mooy ëllëg est-ce que un indépendant mënut a am wërsëg fii ci Sénégal ginnaaw ñoom politiciens yi boobaak léegi presque war nañu lu ma ne. ah soo xoolee Sénégal ni mu tëddee depuis 2000 ba tey ji comme ni nga doon wax sànq société civile ci ñi nga xam ne ñuy fal lañu muy Abdoulaye Wade muy Macky Sall muy keneen troisième alternance bi ci société civile bi la nar a jaar. Malheureusement. Société civile bi ñu am amuñu conscience politique. ñoom conscience bu ñu am mooy défendre les libertés démocratiques défendre le pouvoir d'achat des travailleurs mais amu dugguñ ci politique. maanaam du engagé wuñu. du ñu engagé wu. loolu moo manque société civile Sénégal. boo xoolee par exemple depuis en tout cas bu ñu remonter histoire. Sénégal dafa mës a am des leaders. des leaders société civile mais nanguñu dugg ci arène politique bi defe naa daal ci suma xalaat. société civile bi mën na indi njiit bi nga xam ne dina changer. dina laaj nguur. oui. et loolu mën na am su amee c'est sûr et certain boo gisee crise politique bu am nii classe politique bi yëpp boo déggee nit ñi dañuy wax ñoom ñëpp yem. mais suñu amee quelqu'un de la société civile. ku mu jóge ci organisation non gouvernementale wala mu jóge ci mouvement de la jeunesse. oui. wala mu jóge ci mouvement de la jeunesse musulmane. benn leader d'opinion bi nga xam ne ràññee nañ ko. oui. kooku mën na déstabiliser système politique bi. et je crois que daal c'est possible. maintenant dina fi fekk ay liggéey yu bari séquelles yi ak le danger ci société boo xam ne dañoo dem ba ku ne noo toogee rek ngay waxee selon say position ak say avantage ci wàllu weddi googu nit ñi weddi seen bopp au fur et à mesure le danger mooy mun na rey ngëm-ngëm ci penc mi ci boppam de façon globale ñu dem ba ni nga ko waxee nii ñëpp a yem te nag olof danaan bu ñëpp yemee am ñu gedd seen wàll. waaw loolu am la gis nga difficulté classe politique bi mooy tey jii. intérêt général moo dee. et intérêt général bu amatul rek. xiiro ak ŋaayo ku nekk intérêt individuel ngay seet. intérêt familial intérêt personnel mais secteur boo mënti jël lu tax demul parce que amuñu ki nga xam ne day incarner intérêt général bi. comme diine par exemple diine bu tey jii xalif bu génnoon wax ñëpp dinañu ràññee lii waxu yàlla la. mais intérêt général politique moo amatul. ku wax dañ ne yow da nga far. yow intérêt ngay seet. bon et tant que classe politique bi liggéeyul pour par exemple pour joxe benn misaal Covid bi par exemple. gis nga ni ñu ubbee suñu bët ñu gis ne tey ji santé mooy base lépp. ñëpp dañ ci ànd tey ji foo daje ak médecin foo daje ak sage-femme foo daje ak ñu nekk ci secteur de santé da nga koy respecter parce que moom intérêt général moo ko tax a jóg. et tant que politique amul image boobu bon c'est sûr et certain que classe politique bi dafay gën a discréditer boppam. et puis duñu amatul sax benn éducation alors que politique base am mooy éducation. éducation civique. dëgg la tey ji même éducation civique amatuñ ko. maintenant nit ñi ñuy wote militants yi ñi nu soxla ñoom tam ñoo leen waroon a jëmloo fenn fii mais bu fekkee Sénégal ñun dañoo toog rek wax dëgg yàlla lañ fi daan dund 1960 dund ko fi 80 88 jamonoy parti socialiste. ba tey jii nga fiy gis ce sont les mêmes tissus les mêmes cas remplis les mêmes paroles le même débat. ouais absolument absolument c'est que crise bi dafa laal lu bari. bon crise de société la et crise de société bu amatul repère. acteur politique rek moo mën a indi solution bi. gis nga def nañu alternance 2000 def nañu alternance 2012. oui. mais ba léegi defuñu alternance des mentalités et des comportements. bon processus bu xaw a difficile la
mais c'est possible. parce que objectif yi toujours mooy doon moom la ñuy confiner naa falu rek waaw ki falu day bëgg a continuer toog ki faluwul day bëgg a follee toog loolu mooy le seul principal objectif. gis nga Assane loolu mooy vrai problème bi c'est-à-dire que suñu relation les acteurs politiques relation bu ñu am ak pouvoir dafa doy waar ba léegi comprendre ñu que boo buggee changer il faut nga changer sa relation bi nga am ak pouvoir c'est-à-dire tey ji da ngay gis bon du pour gaarowaale mais nos ministres là oui suñ leen fale day mel ni dañuy changer totalement totalement dafay mel ni dañuy am virus oui malheureusement et ça duñu xool population bi boo melee noonu rek dañ lay bàyyi sénégalais yi dofuñu comme ni nga ko waxee yàgg ñu gis melekaan boobu loolu tax amatuñu confiance ci ñooñu dëgg la et je crois que classe politique bi bon dafa war a jóg ci boppam quand même xam ne que li nga doon wax sànq di suivre naa débat bi c'est-à-dire que jeunes yi mooy majorité population loolu mooy la question centrale du Sénégal et des Africains mais tey jii nga xool gouvernement bi ni mu tëddee ministère de la jeunesse loolu la tekki ci Sénégal mais tekkiwul dara gouvernement à la limite dañ koy confier responsable politique alors que bu ñuy wax wàllu dividende démographique ñun danoo waroon a sukkandiku ci boobu jeunesse pour doxe fi nag aller vers cette émergence là bi ñëpp di wax mais mën nañu dem sans la jeunesse c'est-à-dire que année 1960 ñoom Senghor lu taxoon Afrique dem mooy élite politique bi mais tey jii l'élite qu'on a c'est l'élite de la jeunesse oui jeunesse bi mooy base du développement Afrique tant que comprendre ñu dañu war a politique publique yëpp dafa war a sukkandiku ci jeunesse te ñu woo jeunesse bi également it mu consciente bañ a moytu ku koy def rek la Abdou Diouf doon wax jeunesse bi ca jamono yi ca Thiès chair à canon yi jamono yi ñoom taal si la ba ñuy lëmbe Thiès ak yooyu il faut xale yi di refuser d'être chair à canon ku mën a doon nag waaw je crois que aussi xale yi ñu ngi xeex je crois que ñu ngi xeex problème bi mooy que société bi moo amul conscience que jamono bi dafa soppeeku amuñu conscience loolu moo tax amuñu benn politique de communication ak xale yi et loolu tant que amuñu politique de communication pour jox xale yi seen wàll ñun dañu defe ne xale la rek nga bàyyi ko noonu moom mooy toppatoo njàngam mooy topp formation moom lu tax ñuy jóge seen réew di dem dee ci géej gi c'est que amatuñu benn yaakaar ci société bi dëgg la jërëjëf Mamadou Sy Albert voilà merci Assane ñu ngi lay gërëm baax ñu ngi lay gërëm macha allah am na solo waxtaan beeg njàngat yi di gërëm ñëpp ñu ànd ak ñun ci rajo Futurs Médias kon penco gaa ngi noonu ci wàllu actualité suba su dee ñu tànn benn ponk rek boo xamante ni daan ko waxtaanee lépp jëm ci wàllu réew mi ak lu ko soxal leneen ne ponk am solo lool ci kanam tuuti lay doon incha allah ñu ubbi antenne bi waxtaanee mbëkk meek ay loraangeem tolluwaay la ca tugal lii di réaction waa Espagne ministre intérieur ba fa ak camp yi nu nar a tëj foofu gune yi ak ñi wéy di leen nax di leen yóbbu encaissé seen i koppar sànni ci géej gi ñuy teeri fu ne di nga gis ku jóge Mbour dali Nouadhibou keneen ki jóge fële ca bët Saalum Sénégal et cetera ñu ñàkk ci seen bakkan dugal ay tiis ci njaboot yi rawatina yaay yeeg papa yi nees mën a def ba loolu dakk mooy waxtaan wi ci kanam tuuti ak rajo Futurs Médias. may koy géej gi dafa sambara aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di métti na ayo ay mu dem ni géej mool ba jaaxle ayo ay mu dem ni géej mool ba jaaxle 88 628 14 14 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Assane ñu ngi lay siyaar bu baax. jërëjëf kooku. kontaan ci yow bu baax a baax maa ngi dëkk Mbour. alhamdulilah jërëjëf. waaw jégal ma tur bi rek El Hadj Assane. waaw kay ayca ñu ngi lay déglu. ku la nawloo laa vraiment. jërëjëf maa la raw.
oh là là ñu ngi jégalu bu baax Ablaye ñu xool keneen di jégalu ñëpp ñi nga xam ni. waaleykum salaam. tonton Assane Gueye. waaw. kii de sa jarbaat bu la namm lool la Maodo Malick Fall Espagne booy coon. da ngaa dégg sama yóbbante rek xam naa. waaw dégg naa sa yóbbante de xam naa. nee naa ko booy coon daal koy tuddee xaw ma ay missile. ay missile laa la dóor ba courant ba ñëwee coon laa la gëj a dégg. waaye nag non doon nañ ci déggante avant après nag. non yow ñëw nga ba ci rajo bi sax yow moom. waaw dama lay tooj noonu rek yow ku baax nga. waaw dëgg la xam nañ ko loolu yëpp cofeel la rek wax dëgg yàlla. jërëjëf. ñu ngi ciy sant yàlla nag bu baax di la gën a remercier aussi. alhamdulilah. tonton xam naa ne maanaam ñun suñu xalaat ci wàllu émigration yeeg affaire yooyu. bon irrégulier yi lañ koy wax gars yi ñu ci bari dañ koy wax clandestin mais nag duñ ko tudde noonu parce que baat bu ñaaw ñun duñ koy bëgg di utiliser quoi. loolu yëpp yu ñuy dugal la ci suñuy xel yi maanaam liñ ci war a wax bari na émission sax doy waxantuma la ak wax sa xalaat yi. mais nag tonton Assane ñun liñ ci xalaat mooy émigration bi suñu morom yi di def nga xam ne si moins de 35 ans ñoom ñoo koy def 40 ans. te mu war a indi bu loo xam ne si pauvreté rek lay jur ci Sénégal après. mooy lan suñu autorités yi ñoom xam nañ niñ ko war a régler. entre autorité ak autorité la. mooy lan autorité sénégalais yi ñoom xam nañ niñ koy régler entre autorité français européen. tonton Assane man mënumaa comprendre lu tax suñu carte d'identité bii ma yor fii ci Espagne fii nga xam ne séjour lañ koy wax. waaw. wala espagnol bi su ko yoree moom muy carte d'identité nationale am bu bëggee ñëw Sénégal day dem dagg billet. xoolal duñ ko exiger ci dara lenn loo xam day dem dagg billet daal di ñëw Sénégal directement. et que sénégalais bi mi nga xam ne yor na carte d'identité yor passeport am yor xaalis sax boole ci. yor xaalis bu bari. am na ci commerçant yoo xam ne si bu ñu demee demande visa sax. bala ñu cee te dañuy ay milliardaires millionnaires la ñuy doon bu ñu demee demande visa sax bala ñu cee jot dañuy xaw a dee. mais tonton Assane loolu moom moo fi mën a jëlee immigration bii ñuy xeex. maanaam sunu njiit yi dañu war a wax ak seen i nawle yëpp ca tuggal ba ñu def ñu ay nawle ñu nawloo ñu. effectivement parce que carte d'identité sénégalais bi dafa war a valer comme carte d'identité espagnol loolu mooy dëgg. tonton Assane fii dëkk bi ma nekk nii notamment dëkk bi ma nekk nii fii. ay anciens émigrés kese ñoo fi nekk États-Unis lañ daan dem ak Australie. ñoom ñi fi am xaalis ak ñoom ñi fi nekk ñoom ñëpp ay émigré lañu woon bu yàgg. mais dañu leen a nawloo ba nga xam ne si lépp luñ bëgg ay am ñii des nañ fa ñii seen i sët ñoo fi nekk ñoom ñoo fi nekk. li koy réglé loolu dong la tonton Assane bi loolu xam naa mu gën a gàtt mooy li koy réglé mooy. suñu carte d'identité nationale bi ñu yor Sénégal. ak suñuy passeport suñuy nangam lu tax espagnol bi européen bi fu mënti dem bu demee du sonn fenn te sénégalais bi bala mu cee jot xaw a dee. loolu moo dul dëgg du yoon. nañu suñu autorité nañu dimbale te yàlla tax. très bien merci ci kii bi métti na te métti nañu. dëgg la jërëjëf Boy Thione ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm Fall ñu ngi lay gërëm di gërëm ñëpp ñu nu war a àndal xam naa ñu baral jéego yi rek ndax publicité yaa ngi taaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. El Hadj Assane. waaw. ñu ngi lay jaar naka suba si. ça va alhamdulilah. Jibi Sey la Baba Garage. Jibi Sey bisimilah Jibi. waaw soo gisee xale yi di dem ci mbëkk mi. Sénégal ñaari liggéey moo fi am da ngay jàng ba am sa diplôme doo am liggéey. dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul tey yow fi ñu toll boo xëyoon tey nii dama bëgg a liggéey benn liggéey. benn liggéey ngay mën a def da ngay mën a ambulant ji. wala nga dem daggu ji daggu mooy yanu saak. ñaari liggéey yooyu moo fi am kon Sénégal amul liggéey. depuis ñu am indépendance ba léegi nag suñu état yi ci boppam ñoo war a xoolaat seen doxalin. parce que mënoo nekk si ab dëkk xale yi di judd di am war a faj seen soxla war a tekki. xam nga du ñu am fenn fu ñu liggéeyee. amuloo benn proposition booy def amuloo loo xalaat ni bu nu ko defoon ñoom mu tane. non nañu amuloo benn idée ay usine wala. nañu ubbi ay usine yóbbu nit ñi ci tool yi. yow kese bii li si nekk si ay doomu aadama ñu téye leen bi lu muy jariñ. dañ leen yóbbu si kii bi ñu bàyyi ceeb boo xam ne seen Afrique mën nañ ko dundee. mais africains yi lu tax mënuñoo gëm seen mënuñoo gëm ni ne ñu européens yi ñoom si ñun la ñuy dundee te ñun mënuñoo def loo xam ne si ñun mën nañ dundal suñu bopp ba nit ñi suñu doom yi dem si dee si ndox mi ndax lan. suñu jiitu réew yi ci boppam ñoo munut. voilà boo koy wax sax metti man rayante naa ba bi liggéey sama bopp. yaa ngi dégg. man du ma dem si gaal du ma ko digal kenn. yaa ngi dégg mais suñu njiitu réew yi ci boppam nañu changé seen doxalin. ok jërëjëf parce que munul ñaata nit lañu wax ñoo leen si kii bi ba léegi état bi waxul dara. jërëjëf Jibi jërëjëf
88 628 14 14 ñu koy gërëm Jibi Sey ci ak waa Baba Garage yëpp waxtaanee mbëkk mi li ngeen gis rek ni moo ko mën a dakkal ndax loolu rek moom solo fexe ba ñu dakkal ko wàññi ko bu baax ba gune yi ñi dem di jaar ci voie normale asalaamaaleykum. allo maaleykum salaam. bisimilah sëñ bi. kooku la waaw. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax. ñoom rek alhamdulilah. waaw man li ma bëggoon intervenir. allo. allo waaw. waaw doo ñu baal rek yëkkati baat bi. waaw dama ni dama bëggoon intervenir. waaw. waaw maa ngi koy yëkkati. man tey problème mu sécurité bi laa bëgg wax. parce que je crois que ni problème bi yëpp mooy problème si ba tey ni ñuy def ba dem. waaw parce que loolu je crois que ni lii c'est pas la première fois. ay 2006 amoon na. boobu gouvernement bi waroon na jël suñu code bi. dañ ko aar ba xam ne ni. daal du mën a dem. ñu kar leen. je crois problème boobu suñu ko réglé. xam nga kenn mënul tey ba Espagne. dëgg la. ñëpp xam nañ lu ñuy jël gaal la ñuy jël. problème boobu la ñu war a xeex ba xam ne ni yenn gaal yi kenn dootu permettre kenn di ko defar. ak si lépp ci sécurité bi. ok suñu garde code suñu yëpp moom jox leen jumtuwaay boo xamee ni. daanu mën surveiller code bi. waaw loolu suñu ko xasoon bu def rek je crois que problème géej gi kii yëpp dafa ko réglé. ñu yokk surveillance bi quoi xam nga surveillance moom dafa mas a am ci biir géej gi mais ñu yokk ñu gën a dooleel mbir yi. yokk ñu gën ko dooleel. ba léegi am na moyen yoo xam ne suñ ko defee lu dem ci géej gi rek daan ko xam. kër yooyu existe na. dëgg la ak surtout xarala yu bees yi sax mën nga toog fii sa bureau. waaw ba di gis ci sa écran ñu ngi wax waaw loolu lépp xam naa ñu ngi ci ñu gën ko yokk. bon loolu di nga loolu su ko xasoon ba rek. lii kenn doon ko waxati. kenn doon ko waxati. dëgg la jërëjëf. problème mu kii nag gestion bu mu bëggoon def mooy mairie yi. ñu dooleel leen parce que tu vois que ni ay DER ay yii yëpp li papier yi ngay wutloo projet yi ngay bind. suñu xale yi mënuñu ko. problème mu kii projet yooyu dañ ko war décentraliser maire yi ñu jox leen doole mu bañ maire bu ñu nomee mu nekk maire boo xamee ni maire administration lay doon mu bañ maire politique. loolu nag moo dul yomb nag. waaw mais non problème bi soo gisee Afrique loolu moo nu rey. gis nga ay Europe ay États-Unis yëpp maire moo am gën doole président te dëkk bu mu nekk. dëgg la dëgg la. maire dañ koy jox jumtuwaay yoo xam ne dana mën évaluer population ba mu yore ñii lan mooy seen tawat lii ndax ñoo ngi faju ñii ndax ñoo ngi lekk ñii ndax ñoo ngi naan te ñu xàmmee le temps de la politique ak le temps du travail bañ a boo nekkee ci toogu bi naan samay militant nangam wala ki àndul ak man. ma boog. gis nga firnde bi mu lay jox xoolal premier ministre ci France bi. dafa démissionné. dafa démissionné municipalité yi ba mu gagné dafa démissionné premier ministre. dem ca gox ba dëgg la. dem ca gox ba nag liggéey. foofu su fa liggéeyee jaar léegi si liggéey boobu ñi xam ni foofu mu ngi fay liggéey dana mën wuti président. dëgg la jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la jégalu papa waxtu wi xam naa ni xaw nañoo war tuuti sax ñun ñi ñu ngi lay gërëm bu baax ci suggestion yi ak xalaat bi jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon kaddu askan wi ak RFM ñu gërëm bu baax Abdoulaye Diop mi nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi.